mbokk yi jërë ngeen jëf wëlbatiku gërëm leen sant leen rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ñu yegg si nag ci seen émission daan corona noonu koy defee ci antenne bi suba su nekk li ko dalee altine jàpp ajjuma daan corona xam ngeen ko ñuy waxtaanee feebar bi di mbas mi lëmbee Sénégal te ba lëmbee àdduna te bàyyiwul Sénégal boobaak léegi ñu koy xeex waaye ba léegi mu ngi fi ñu ci bëri nag dem indexé waat li nga xamante ni moo di comportement wu askan wi feebar bi nu muy lawee fii Sénégal loolu la ñu fas yéene waxtaanee ubbee waxtaan bi nag ak docteur Ousmane Gueye docteur nu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay yow yaay njiital service national bu ngàlloo lépp luy éducation ak it information ñeel wàllum wér-gu-yaram damay tàmbalee rek ci li yéenekaay yi xëyee tey yéenekaay bi di Libération rawatina bi xibaar ne am na lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti agent de santé yoo xamante ni virus bi laal na leen loolu ndax tiitaange munu ci jógee. waaw jërëjëf Barthélemy maa ngi leen di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp juma mubarak ci tuuru ministre de la santé et de l'action sociale d'abord di masawu képp koo xam ne loru nga ci mbas mi ak di ñaanal ñi tawat tam yal na leen yàlla may wér di leen féliciter surtout agent santé yooyu ngay wax di leen féliciter au nom du ministre de la santé et de l'action sociale di leen encourager di wax ne ñi ngi seen wet ñi ngi seen kanam ñi ngi seen gannaaw donc ñi am soutien total jëwriñ bi ñu dënk wér-gu-yaram askan waaw bu ñu waxee ni am na ñaar téeméer ak li ci topp ci waa kër docteur ñi am mbas mi waaw mën nga wax ni waruñoo mën a bett xam nga lu ko waral mooy ñun ñoo nekk ci kanam waa kër docteur ñoo nekk ci kanam ñoom ñooy dajeeg maladie ak yooyu donc loolu waroon nañ ko c'est prévisible mais loo xam ne aussi mën nañ ko éviter mën nañ ko éviter fu kaw askan gi sàmmonte ak li ñu leen digal donc de ce fait bu ñuy ñëw mais docteur est-ce que loolu ça ne remet pas en cause équipement bi war ci ñoom parce que bu ñu demee ba 78 agents contaminés virus bi on peut se poser la question automatiquement ci lu ñeel protection bi war ci ñoom. non protection bi wax naa ko keroog mardi ci antenne bi def naa semaine passée muy jeudi passé def nañu réunion de coordination ak les médecins chefs de région 14 médecins chefs de région yi ñëw mu am 5 ñu présenté ministre mu ngi toog ñëpp ñu ngi toog ñëpp rafetlu équipement yi ñu leen jox ci en quantité en qualité ba am ñu naan am nañu ay stock de réserve donc defe naa côté boobu du question équipement wala mais risque métier moo demee noonu parce que mënoo ne yow fajkat nga te doo exposé wu c'est pas possible ñun ñëpp dañuy exposé wu ni population générale du exposé fajkat bi moo gën a exposé que population générale parce que moom mooy accueillir malade bi donc gis nga malade buy ñëw bu fekkee moom xalaatul ni dafa feebar wala jàngoro boobu la yor te amul benn protection bu mu def mu ñëw jege médecin boobu te médecin yi keroog maa ngi ko doon wax ma ne leen naam ñu ngi protégé wu mais man docteur laa li may wax xam naa ko nit ki da nga dem ba à un certain moment ci liggéey bi da nga dem ba moyen de protection yi sa yow da nga koy teg ci gannaaw da ngay fàtte sa bopp parce que yaa ngi ci malade donc yooyu yëpp ay risque de contamination la moo tax ñuy ñaax docteurs yi muy médecins yi muy sage-femme bi muy infirmier quel que soit lieu bu nga nekk ci centre de traitement des épidémies wala nga bañ fa nekk nga nekk ci beneen service nekk ci accueil ci buntu bi dañu protégé wu parce que protection bi du caageen dañu war a sol EPI yi kenn du ko sol ci yenn services yi mais au moins da nga am sa masque da nga am sa gel da nga naan nit ñi nañu respecter distanciation physique nit ñooñu itam nañu déglu loolu jëfee ko boobaa dinañ mën a amoindrir risque yi risque à zéro nag amul mais wax dëgg yàlla am na ñu mbas mi laal ci waa kër docteur mais alhamdulilah boobu ba léegi. loolu yàqul dara ci paj mi. déedéet gis nañu même bu dul Sénégal gis na ñoo xam ne boo demee ci yeneen réew yi temps yi bi mu mbas bi. waaye docteur à ce rythme là aussi day mujj indi njàqare de. waaw xam nga njàqare bi ñun warul génn ci ñun.
ñun moom bu ñu ne dañoo toog dañoo jaaxle ak yooyu askan bi fu mu jëm parce que askan bi gannaaw suñu borom ñun lañu yaakaar donc ñun quel que soit alpha ñoo ko waat ñoo sacerdoce la ñoo nangu lii danañ ko songu mais ça veut dire que malgré songu boobu nag il faudrait que ñu protéger wu man tey ji bu équipement doyul je serai le premier à dire à l'autorité que jox leen équipement à tout le personnel. Mais wax dëgg yàlla moyen de protection surtout au niveau des CTE. te bàyyi ñuy ñaan ni mais tey wax dëgg yàlla région médicale yi firnde nañ ko seede nañ ko donc macha allah ça ne veut pas dire aussi que dañuy croiser les bras mais nañ continuer di renforcer stock bi. d'accord leneen it lu ma bëggoon laaj docteur mu di li OMS wax fan yi nee na dafa nemmeeku ralentissement cas de contamination yi ci continent bi ci loolu sax yaakaar naa ministre bi xaw na ko tontu ne mënuñu def ab xayma diggante ñaar wala ñetti fan. cas yi dafa wàññeeku wala. loolee estimation boobu nu ngeen ko gisee. ne damay dëggal li ministre bi wax defe naa man mii wax naa ko mardi nee na ci ñaari fan mënuñoo wax ni mbir mi wàññeeku na wala wàññeeku te en plus de cela ñaari fan ñun bi ñu gisee ne amoon nañ ay 40 da ngay xool ni ci week-end lañ jóge week-end bi y a réduction effective day am donc ñi les préleveurs ak yooyu yëpp réduction effective day am ñu bëri duñ dem aussi hôpital ak yooyu donc mën nañ ko ressentir ci début semaine bi mais bu fekkee tendance boobu dafa am alhamdulilah moom la ñuy ñaan yàlla mu am ralentissement ba mu jeex fi mais ci ñaari fan munoo xayma de manière scientifique ne jeex na xëy na ñoom am na yeneen calcul yoo xam ne def nañ ko ñun yoruñu jumtukaay yooyu xëy na mais pour le moment ñun au Sénégal on considère que suñu évolution c'est en dents de scie comme niñ koy seetloo ci tous les jours points du jour yi voilà c'est en dents de scie et donc ce qui veut dire que jusqu'à présent relâchement waruñu bàyyeeku waruñu la ñu war moom mooy gën a góorgóorlu ci takkum masque bi gën a góorgóorlu ci raxasu bi defe naa loolu moom la ñu war a gën a mën a wax tey ci Sénégal parce que bu ñu demee bañ ne sax benn cas moo am warul tax ñi bàyyeeku. d'accord en tout cas gis nañu daal ñi ciy faatu lim baa ngi gën a yokk tey ñu ngi ci 277. c'est ça xam nga loolu la ñuy wax xam nga même bu fekkee moi je dis souvent même bu dee benn bakkan moo rot rek c'est trop. donc bu ñu demee bañ naan am ne ñaar téeméer ak li ci topp bare na te boo ko xaymaa aussi sur dans le monde entier ñu ngi plus de 850 000 morts c'est énorme c'est trop donc ce qui veut dire que tey jii mooy li ñu doon wax population bi ñoom ñoo war a protéger wante mutuellement li ñuy wax man waxuma jeunes yi nañ protéger mag yi mais dama naan jeunes yi nañ protéger mag yi nañ protéger jeunes yi donc protection mutuelle boobu il faut mu am population bi ñëpp dañu war a jóg tey manko ne vraiment mbas mi yàgg na fi tey il faut mu jóge suñu Sénégal sénégalais yi wane seen sénégalité c'est-à-dire ñefe gëm li ñu gëm jàpp mesure barrières yi lii autorités yi wax ñi def ko wax dëgg yàlla fi quelque temps même bu ñu amul 0 cas vraiment dinañ am ay moins de 20 cas ou 10 cas yaa ngi junj léegi mbirum médecin chef région yi bu ca Diourbel moom ba nekk ca Diourbel moom am na à la limite mën nees nañ ko waxee noonu lu ko metti ndax dafay am nee na ay nit ñoo xam ne dañuy am doomu jàngaro ji waaye dañuy daw duñ dem kër docteur loolu tax mënuñu maîtriser données feebar bi ci région bi. waaw loolu wax na dëgg gis nañ ko waxtaan nañ ci démb sax ñu ngi woon ak ministre de la santé et de l'action sociale. ñu doon def revue annuelle conjointe. ñëwaat na ci ñaax na nit ñi wax nañu aussi ay directives moom ministre nan lañu war a def pour. delloo siwaat askan bi loolu tax na ba ñun fi mu ne nii lu jëm ci communication risque engagement communautaire dina am mission buy jóg ak waa organisation mondiale de la santé à partir de dimanche demaat région Diourbel fekk région médicale Diourbel bi dugg ci biir askan bi waxtaan ak ñoom xam exactement de quoi il s'agit pourquoi tey ji rejet bi am ak lan lañ fa war a indi ministre de la santé nee nañ bu ñu taxaw nañ dem et incha allahu rabbi yi balaa fin de semaine bi danañ àgg foofu gën a góorgóorlu xam nga feebar bu demee ba yàgg rek nit ñi dañu koy ñeme. ak aussi stigmatisation bu ñu doon wax. ak léegi daal xam naa ne xeex bu gudd la boo xamante ne il faut ñu am endurance. voilà moom la ñuy wax xam nga boddi bi ñu doon wax moo jur lii yëpp boddi bi moo jur nii yëpp déni bi mooy ñàkk ñenn ñi doon gëmloo nit ñi ne feebar bi amul moo jur lii yëpp
mais il faut ñu dem ba won nit ñi même bu fekkee ñoom xam nañ ni feebar bi am na mais nañ dem ba ñu dugal ko carrément seen bopp moomam ko mooy appropriation xam ni lii am na donc mesures yi la ñu war a def pour mu jeex defe naa loolu bu ñu ko defee te en plus de cela nga dem hôpital nga am feebar nga dem hôpital ñi dépister la ne la amoo moo gën que nga toog xamoo ndax am nga wala amoo defe naa nga boo xamee sa bopp moo gën lépp donc dem hôpital ñi dépister la ne la amuloo jàngoro bi dépistage bi moom test bi ñaata la ti non Sénégal ba tey ji test bi c'est gratuit pour hôpital képp ku ñëw Sénégal bu fekkee test bi la c'est gratuit ute na nag ak voyageurs yi voyageurs yi ñooy fay 40 000 par test ñooy fay 40 000 mais sénégalais yi ñoo xam ne dañ dem hôpital feebar ñi war leen defaral test kenn laaju leen dërëm ba heure bi ñu toll nii d'accord ñu ngi lay gërëm docteur jërëjëf docteur Ousmane Gueye njiital service national bu Ngallo wàllum éducation ak information ñeel wàllum wér-gu-yaram professeur Daouda Ndiaye professeur nu ngi lay nuyu Barthélémy maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu di nuyu sa mbokk auditeurs yi déglu yëpp fi ma daanelee sànq ak professeur ak docteur Ousmane Gueye fa laay yëkkatee ak yow mu ñeel ñi nga xamante ni dañuy am doomu jàngoro ji waaye dañuy lànk ne duñu dem faju ji waaw bon loolu moom lu xaw a doy waar la parce que xam nga doomu jàngoro boo ko amee comme ni mu ko waxee rek li gën mooy ñu gis ko xam nga gis bi dafa am solo li moom solo mooy au delà dina mën a tax yow nga ñu xool parce que ni ñu lay jëlee en charge parce que je pense bien que en réalité ci protocole bi bu amee facteur de risque prise en charge bi du bokk ak amul facteur de risque donc bu fekkente ne demuloo ñu xool la te fekk am nga facteur de risque foofu je pense que quelle que soit la maladie pour nga dugg situation de gravité day yomb donc foofu ma d'abord conseil ki nga xam ne war na ko seet ñu seetlu ko te seetuñu ko loolu mooy risque moom d'abord moom c'est-à-dire que day exposé boppam ci feebar bi ba nga xam ne mën na ko indi yeneen loraange yu mu sóoraalewul beneen bi mooy en terme de transmission moom bu fekkente ne war na mën a am ñu seet ko au delà moom li ñu ko mën a aare mu dimbali ko mu mën cee génn bu xamul ne am na feebar te fekk comme ni mu ko waxee bu fekkee ne xam nga ne am nga feebar waaw ñàkkul ne yow di nga xam ne amuloo risque pour transmettre ko en tout cas fii ak 15 jours en tout cas parce que en réalité toujours il faut relativiser ki ñu testé tey mu ñàkk ko am c'est bien mais tout dépend de la période d'incubation ça veut pas dire que doomu jàngoro bi nekkul ci moom di nelaw en fait pas nelaw mais génnagul donc loolu je pense que c'est extrêmement important nit koo xam ne ñëw na sa ñu testé ko amul doomu jàngoro ji buy dellu di ñibbi mën na ko jëlee ci yoon bi jërëjëf mën na ko jëlee ci yoon bi te comme également mën na nekk même moom période bi ñu koy jël mi ngi ci période d'incubation génnagul pour ñu gis ko donc ce qui fait que à tout moment képp ku am possibilité testé rek testé parce que dina tax yow déjà effectivement boo ko amee ba mu xam ne am nga bon loolu ça day tax tout de suite que aussi nga jël ay mesures par rapport ak sa entourage nga entourage doo parce que nit ki lu mu demee je pense que tey boo xamee ne am nga doomu jàngoro bi doo exposé ñi nga nekkal parce que facteur de risque bi may wax ci yow bu fekkente ne dëkk nga koy nit ñooñu am facteur de risque yow di nga fexe ni nga leen di moytoo ba ñoom duñ ko am donc maintenant loolu mooy peut-être ñoom ñenn ñi xamuñ ko noonu peut-être que genre dañuy ragal ñuy stigmatiser leen wala dañuy ragal leneen mais avantage yi nag moom maanaam daal ci gàttal professeur nga baal ma ci gàttal aspect la boo xamante ni war nañu ko tenir en compte ci sensibilisation bi c'est extrêmement important parce que dafay bokk ci l'arrêt de la transmission mais également la protection individuelle donc c'est ci sensibilisation bi il faut que ñu jouer ci ñu gëm ne lépp njëriñ la ci doomu aadama bi nga xam ne ñu ngi koy dépister tey ku am possibilité ñu dépister la parce que bi mbas bi di commencé déggoon naa sax am na ñoo xam ne ñu doon jugg seen bopp di dem pour ñu dépister leen ñoom ñoo dépister ñooy dem ñu dépister leen donc pour dire que ñooñu xam ñu ko doon def de façon volontaire jóg rek dem xool voilà te même fekkee ne temps yooyu kenn diglewu la ko woon mais gis nga tey kuy tukki da nga koy seeti pour ñu xool lan mooy état de santé par rapport à ça donc encore une fois dafa bokk ci sensibilisation bi pour que ki nga xam ne nee nañ la demal dépisté wu wala war nga dem dépisté wu contexte bi posé wu ko après nga conditions yi réunir il faut nga dem parce que sa njëriñ kese nga ciy jëlee en réalité d'accord bu mooy loolu docteur professeur am na ñoo xamante ni dama koy gis ci réseaux sociaux yi ñuy proposer ay traitement wu Covid-19 loolu sax am njiital pharmacie nationale d'approvisionnement daal dina ko dénoncer est-ce que loolu également war nañu ko xoolaat waaw xam nga réew dafa am nu muy doxee en matière de wér-gu-yaram dafa am lu mënti xewaa lu ñu mën a wax dafa am lu muy doxee yaa ce qu'on appelle organisation mondiale de la santé moom mooy comme ñu naan mooy boo jëlee àdduna wér nga képp moom mooy ministère de la santé wu jëpp àdduna
moom la borom dëkk yëpp nangu ne ñooñu ñooy digale lan la ñuy def parce que li ñuy bañ mooy ku nekk xalaat ne lii la bu pëccoxoo am te boobaa kenn du ci jëlee ci njëriñ. waaw la preuve sax de professeur nga baal ma am na ay essais cliniques yu bëri yu nga xamante ni def nañ ko bu ñu yeggee ca OMS mu ne bii baaxul. voilà parce que day permettre parce que foofu genre police la en fait gis nga OMS police la stratégique. mooy ñoom en fait mais police boobu bu ñu ko gisee donc comme police alkaati police mooy kii def ay politique stratégie en matière de santé mooy ay borom xam-xam yu fay daje ku nekk nag xeet bu nekk fa nekk continent bu nekk dafa am ku la fa teewal dëkk am na ñu la fa teewal. ñooñu parce que pour ñoom arbitrage équilibré et indépendant par rapport ak chip muy pays développé comme ñàkk pays développé. pour que li ñuy digle muy dëkk amam alal comme dëkk bu amam alal ñoo ci tollale par rapport ak loolu maintenant. loolu moo tax lépp loo gis tant que ñu ngi tëkku ci OMS c'est vrai que parfois ku xamul parce que ñi nekk ci santé en tout cas képp ku nekk santé xam na loo mës a jàng ci àdduna ba tey loo jàng pour ñu ne nangu nañ la ko wala am na dañ la lan la ci OMS wax. fu ñu la ne OMS wax na ci lii loolu la ñuy di tënku parce que en réalité ñëpp ñoo ko moom ñëpp a ko bokk c'est ay indépendance donc bu fekkente ne foofu la ñëpp di jógee. ñooñu d'accord ne tey amul garab ñooñu nee nañu amul garab. donc ci dëkk yi loolu la ñuy sukkandiku. dëkk yi nag muy Sénégal bu mun doon mu Amérique Europe ñëpp a ci am fa la ñuy sukkandiku maintenant c'est pas parce que OMS te dit que lii ngay def en matière de stratégie que copie-coller la nooy da ngay xool sa contexte nga xool noo ko adapté. mais en matière de traitement OMS rek moo mën a wax ci àdduna garab bii faj nañ ko day faj wala vaccin bi am na tant que moom validé wu ko keneen ku ko bindi da ngaa jël dugal li nga bëgg rek mais du tax mu wér àdduna donc c'est ça donc képp kuy dugal également ne garab am na. déjà ñun au niveau du Sénégal on a ce qu'on appelle le ministère de la santé. yow mii Barthélémy man mii su ma leeroon na ma am naa garab buy faj à 1000% te ministère jëlu ko damay jàpp ne jusqu'à la preuve parce que dëkk dafay doxe ci yoon. damay jàpp ne garab gi amul wala garab gi yoon donc képp ku nga xam ne yaakaar nga ne am nga garab wala lii la. li ci yoon mooy nga dem ci ministère de la santé nga wax ak ñoom. ñoom am nañu ay borom xam-xam yu fa nekk ñoo xam ne ñoom mën nañu xool lu ñu koy gëstoo. wala lu ñu koy xoolee ba ñoom ëllëg mu am ci jeexital. léegi ku ci yaakaar ne am nga ci pexe da ngay ñëw soumettre ko ministère de la santé. exactement ñu étudier ko ñoom bu ñu noppee soumettre ko waa OMS. jërëjëf loolu la santé bi doxe en tout cas ñun ñi nekk ci OMS di fa toog depuis fukki at ak ñett xam ni muy doxee noonu lay doxee c'est-à-dire que tey Sénégal bu demee ba gis na dara am na c'est pas pour rien que récemment ñu créé comité expert africain bi boo yore ba mu comme li ma ne nit boo yaakaar ne am nga liy faj boo ko jëlee nga dem débbal ko sa ministère de la santé ñoom aussi ñooy arbitré parce que nit man su ma xëyoon ne OMS bii lay faj OMS du ma sax déglu parce que awma qualité pour wax leen directement bu fekkee ne par contre chercheur la chercher li nga mën def mooy nga def essai clinique ba trouver quelque chose publier ko boo ko publier boobu am nga sañ-sañu nga tëj ministère de la santé dem ci OMS ñoo koy jël mais même booy def essai clinique yi day neex ministère ñoom ñoo koy valider. donc pour dire que tout revient au ministère de la santé bu dee chercheur nga il faut nga jaar ci woon ci envoyer protocole bi pour que dérouler ko pour que résultat yi buy génn boo koy publier ñu ne Sénégal lañ ko déroulé te ministère approuvé na ko te jaar lu fi war a jaar. mais bu boobaa également OMS jël ko jébbal ko donc dafa am fu mu war a jaar buñ ko képp ku ko bëgg a def te jaarloo ko nag day gudd rek mais li nga bëgg doo ko am parce que bu boobaa mën nga sonn ci bedd bi mën nga sonn ci àll bi mais encore une fois xam nga lu àdduna teg mu nekk règlement mondial. il y a un règlement sanitaire mondial boo xam ne OMS moo ko jël ñoom lañ ko dénk muy Nations Unies ñoom lañ ko dénk koo dégg ci àdduna ku yore liggéey mu ku dul santé sax décision yi ñoom ñoo koy joxe. donc su bëgg a am dara la nga xam ne loolu nga war a liggéey nga gis ne day faj muy médicament traditionnel muy médicament benn. am na fooy jaar boo ko jaaree ci ministère ñoom nag mën nañu gëstu seen biir ba pare ministère mën nañu gëstu seen biir bu ñu nee ba gis résultat bu baax ñoom ñu jébbal ko OMS ñu leen liy gis et c'est pourquoi boo xoolee fan yii dégg nga ay ñu ne dëkk bi gën na garab validé wuñ ko li ko waral mooy OMS nanguwul woon ci ñoom nañ ko saytoo. donc comme nanguwul ñu ko saytoo noonu la bu ñu leen ko joxee dañ naan ñoom gëmuñu ko baaxul donc ce qui fait que même en matière d'essai clinique OMS dañoo am protocole OMS a des protocoles sur le plan traitement sur le plan prévention et sur le plan des protocoles thérapeutiques des essais cliniques muy médicament muy vaccin boo ko suivre nga ne leen nii laa ko suivre ba mu jeex ñu saytu ko noonu la loo fa trouvé ba publier ko ñoom dañ koy nangu mais boo ko jëlul def ko ni la neexee wala ni ko xalaatee boo leen ko jébbalee ëllëg dañ naan duñ ko jël parce que suivre protocole bi li nga mën def mooy ñoom ñu suivraat la nga reprendre ko ba xool ndax est-ce que dafay am parce que day joué li ñu naan échantillonnage day am ñaata nit nga jël da ci joué ñan nit nga jël maintenant xale la parce que en fonction de la maladie l'âge des jouets bu fekkee ne vaccin la par exemple vaccin boo bëggee ne da ngay def vaccin nga ne da ngay jëli ay mag rek def ko vaccin dañ naan la vaccin bi mënuñu ko valider pourquoi parce que mag mi nga naan moom nga ko jox
yàlla def na ci moom ay soldats yi nga xam ne mën na am loolu soldats yi ko am et non pas de vaccin yi. dañu da nga jël ay tout tànk yoo xam ne kenn ñëpp xam nañu amaguñu kattan amaguñu soldat ñooñu boo leen ko joxee bu agiré te amul leneen lu am ci ñoom te ñu confirmé ne amuñu woon beneen lu leen aar wala ci même ci affaire bi jóge ci yaay ji. ñu ne waa baax na bu dee garab la dañuy xool ñi ko jël est-ce que ñooñu ko jël suñu leen ko joxee testé leen ko est-ce que ñooñu réellement amoon nañ doomu jàngoro te foofu la gën a exposé wu. am na aussi nombre de pays tout ça des joué ce qui fait que gis nga buñ ko xoolee fi ñu ko war a xoolee. lépp dafa war a jaar donc ñooñu ñu koy wax peut-être xam naa dañoo xamul rek wala dañoo am yéene gu rafet. mën naa am yéene gu rafet la ñu am mais parfois yéene gu rafet boo bëggee mu baax da nga koy jaarale fu yoon nga xam ne loolu moi je dis que ils n'ont pas tort de dire que am nañu kii mais jaarale ko fu ñu ko war a jaaree mooy parce que pour man canal d'information dafa am ak canal de validation dam boo ko jaalee boobu yow bëggal nga jëm ci askan boo ko defee muy parce que aujourd'hui encore une fois pour man Barthélemy personne n'a le contrôle de la vérité personne n'a les clés du traitement encore mooy du vaccin donc képp ku nga xam ne yaakaar nga dara pour man li ma lay conseillé mooy muy garab bu cosaan muy garab bu baax beneen demal ministère nga jébbal leen ko ba leen ko jébbaleen ñoom normalement dinañ xool li ñu ci war a saytu bi ñu ci saytoo ba génn ci bu baax lu ñu ci wax dinañ ko mën a tënk teg ko fenn tey li ci internet bi ñu moytu ko waaw c'est important en tout cas du foofu la ñu war a mën a yàlla parce que boo koy jëlee mën nga ko jëlee mu faj te mën na la indil beneen problème boo xamul parce que maanaam daal mën na am ay effet secondaire ci yow ak yooyu lépp mën na ci am parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci internet bon peut-être am na lu ñu comprendre moo tax mais te gis nañu am na ku koy ci ñu véhicule ko bon pour man damaa jàpp ne rek parce que xam nga fu ñu toll nii tey ku nekk xaw nga da nga jaaxle ci jàngoro bi ku ci nekk boo bëggoon ñu ne la lii mooy faj ñenn ñi dañ koy def postel ko seen bopp man gis naa ñoo xam ne faju cosaan lañ koy postel seen bopp ne leen di faj parce que damaa gëm ne yaakaar lañ ci am ak lu baax donc aussi je pense que excusez-moi le ministère est assez outillé pour ça pour que nga xam ne en réalité daal lépp njëriñ lay jël en tout cas lépp lu wàllu wér-gu-yaram dafa am ay normes yi nag buñ ko contrôler jël ko je pense que leneen lépp luñ ci wax nag day tax mën na am mu yàq lu bari parce que xam nga loi moom boo ko tegee loi la loi est la loi et la loi médicale elle est là donc fu mu jaar suñ ko jaaree yoon rek lu bëri dañ mën ko sinon li fi am mooy pëcc ko day am te dañuy gën a dem di gën a jaxasoo muy gën a yàgg te bu baax duñu am solution duñu am solution ba pare duñu daan feebar bi jërëjëf professeur Daouda Ndiaye jërëjëf yendoog jàmm gërëm it docteur Ousmane Gueye mi nga xamante ni moo ubbi waxtaan bi dem ca Fatick Aminata Goudiaby ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Barthélemy Ngom feebar bi moom nu mu tëddee foofu la ci région bi ci région bu Fatick nag cas bu mujj bi nga xam ni moom la ñu xibaar sànq sax yàggul ne ñu cas bu xaw a grave la ndaxte benn patient la woon boo xam ni mi ngi woon ci service cardiologie bu hôpital régional bu Fatick ñu hospitalisé ko fa depuis une semaine moom la ñu testé positif ba tax na nag ñu ni cas am dafa grave ba ñu transféré ko hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye hôpital Dalal Jàmm bu Dakar ci ndimbalu nag SAMU national loolu nag ay xibaar yu ñu jot la léegi nii waaye bu feebar bi duggee ci dëkk bi ba léegi Barthélemy région bu Fatick li ñu totalisé ci ay cas ci 76 lay toll ñu am ci itam juróom-ñett yoo xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan waaye loolu nag leeral nañ ñu ci ëpp ay nit la yoo xam ni dañu faatu ci seen ay kër ginnaaw ba ñu faatoo ñu defal leen ay test mu positif waaye nekkul ci hôpital la ñu décédé maanaam daal dañ ko doon sentir feebar toog seen kër bañ a dem faju ji ba mujj faatu seen i kër waaw bi ñu faatoon nag ku ci nekk ci ñoom daanaka lañ la defal test mu positif wane ni da nga amoon feebaru coronavirus waaye li ñu xam ni nag li ñu ci mën a jàpp leneen mooy fii mu ne nag 17 patients rek ñoom ñoo nekk ci centre de traitement des épidémies bi nga xam ne moom moo nekk ci hôpital régional te xamal nañu ni seen cas ñoom ñëpp c'est stable maanaam kenn amu ci cas bu grave boo xam ne nécessité na ñu lay transférer ndaxte jamono yee ci ginnaaw ñi ngi doon wax ñàkkum appareil de réanimation waa ci centre de traitement bi nga xam ne moom moo nekkee ci hôpital régional autorité yi nag defoon nañ ci ay digle waaye ci xibaar yu ñu jot ne ñu ba léegi amaguñ ko woon ba tax na am na ci cas grave yoo xam ne duñ ko mën a jël en charge dañ koy transférer yóbbu ko feneen mais feebar bi ñu jàpp mais feneen foofu mooy fan li ci ëpp Fatick seen bu amee cas grave ñu war ko réanimer fan lañ ko yóbbu war ko defal réanimation fu ñu ko dee yóbbu comme bii ñu wax ni tey Dakar la ñu ko andi waaw Dakar la ñu ko indi mais xamaloon nañu itam ne Fatick ay cas yu stable rek lañ doon am ay cas yu stable lañ doon am depuis pandémie bi dugg waaw
su mu ne nag waaw yéen a ngi ci sensibilisation beeg yeneen yu ko demee. waa suba sax ki nga xam ne moom moo di gouverneur bu Fatick fas yéene def benn caravane ci biir commune bi moom Seynabou Gueye wax na ne caravane boobule cette fois-ci dañ koy jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo di personnes âgées yi parce que dañu def benn analyse wane ni feebar bi ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a âgé ñoom lay dal moo tax gannaaw defoon nañ ay activités de sensibilisation yu bëri waaye cette fois-ci dañ ko axé spécifiquement ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di personnes âgées yi suba la ko gouverneur fas yéene def ànd ceeg ñi nga xam ni ñoom ñoo di membre comité régional de suivi des épidémies bi nga xam ni moom moo ko jiite fii ci Fatick. leneen lu ñu mën a jàpp Barthélémy moom moo di district sanitaire yi nekkee daanaka ci région bu Fatick yëpp feebar bi dugg na fa mu bokk ci bu Fatick bu Foundiougne si Diofior Diakhao ak Sokone leneen li itam moo di ba léegi personnel sanitaire bi feebar bi épargné woon na leen waaye xibaar yu ñu jot itam wan nañu ni am na ci ñaari aide infirmière yoo xam ni ci hôpital régional bu Fatick la ñu nekk feebar bi jot na leen dugg. waaw xam nga Fatick nag dafa xaw a compliqué tuuti boo ci boolee îles yi. ndaxte waaw bu dee ci îles yi moom day compliqué parce que évacuer malade souvent day xaw a compliqué kon. day xaw a compliqué c'est vrai mais ci îles yi nag comme bu ñu jëlee kaaw Niodior am na centre de santé. Niodior am na centre de santé waaye xam nga îles yi yenn saa dañuy xaw a sorante te dañu bëri ñi ñuy wax ne région de Fatick daanaka île du Saloum yi toll nañ ci 19 îles yoo xam ne léeg-léeg li nga wax noonu la évacuation malade léeg-léeg même bu dul coronavirus bi sax évacuation malade ñoom yàgg nañ ko joytu ne day xaw a métti ci ñoom ba sax na sax ay pirogue ambulance lañ yàggoon di ñaan ne nañ leen koy gën a yokkal naam am na fa sax mais dañ doon ñaan ñu leen koy gën a renforcer te ci am na ci île yoo xam ni amuñu ko ñoom dañ jàppoon ne île bu ci nekk ci 19 yooyu war na am pirogue ambulance boo xam ne bu nit feebaree rek ñu mën ko évacuer d'urgence jërëjëf Aminata Goudiaby ngi lay gërëm. jërëjëf Barthélémy yendoog jàmm foofu la ca Fatick jox kàddu gi nag askan wi ci pàcc bu mujj bi ñu leen di xaar ci 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou Thiam bu amee kenn rek nga wax ma 88 628 14 14 salaamaaleykum. asalaamaaleykum Barthélémy. maaleykum salaam. Boubacar Diarra Thiès. Boubacar naka waa Thiès. ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. yàlla na sant yàgg. mais Barthélémy dañuy gërëm d'abord di féliciter. ku nga xamante ne mooy Youssou Ndour. Youssou Ndour lu tax ñu koy féliciter di ko gërëm ndax dañuy xool ci réew mi fu mu toll nii su fekkee bu nga am information bu palpable déglul lu nga xamante ne mooy RFM mooy rajo bi. soo déglee télé bi tamit di nga am information yu leer xam lu xew ci biir réew. soo liiree tamit Soleil la di nga xam lu xew ci biir réew mi kon moom mu nga xamante ne moo nekk doomu sénégalais def loolu ci biir réew mi ba askan bi di jëriñu ñoo ngi koy félicité di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram. amiin. Covid 19 bi nag. rajo bi yow Barthélémy ak Alaaji ak personnel bi dañoo ci def liggéey ak médecin yi ñoo di woo ak professeur yi liggéey bu extraordinaire. man nag damaa nekk proximité ak askan bi. ndax moto la dugg si askan bi di def ay sensibilisation ci Covid 19 ak leneen ak leneen ba ñu tàcc sama moto ci Covid 19. déet waay. léegi sama tànk laa yore di doxit ndax réew mi moo ma ko jaral Sénégal lu koy dal su fekkee na bal la bu war a dal Sénégal sama dënn bi lay dal ba doon sama gannaaw. kon tey jii rajo bi dañuy dégg ay nit ñu nga xamante dañ may woo personnellement lu mel ni Asi Jolof soo demee Asi Jolof ñu ngi ko déglu rajo bi. monsieur le maire Cheikh Ndaw ak ku nga xamante ne mooy téer bi Mor Gueye Mor téer ak monsieur le maire Cheikh Niang donc liggéey bu extraordinaire ndax dañuy déglu rajo bi di déglu médecin yi déglu li ñuy wax ñu wàcc askan bi di ko def. te loolu rek soxla ci biir réew mi. kees yi tamit noonu la monsieur le maire Talla Sylla surtout docteur Fatou Amadou Ndiaye guddi ak bëccëg moo ngi dox di waxtaan ak askan bi fi mu xamal ne plateau la wala grand plateau la dox na fa tàll fa vel otom wala mu jël velam dem toog di waxtaan ak askan bi te loolu moo ñu ñor réew mi moo ñu ñor kon lii dafa réew mi la ñuy waxtaane ci rajo bi kon ñu ngi leen di féliciter en tout cas war na leen jox prix boo xamante ne mooy que ne yéen a ngi jàppale askan bi parce que askan bi moo ko wax yàlla na yàlla may dégg ak topp docteur Ndiaye jërëjëf. jërëjëf Boubacar Diarra 88 628 14 14 Abdou Thiam keneen ci ligne bi 88 628 14 14 salaamaaleykum. Barth nuyu naa la maaleykum salaam. maaleykum salaam kooku Adama. waaw maa ngi lay ziar de. Dieng noo def. maa ngi sant bu baax yaa ngi ci jàmm. yàlla sant yàgg. amiin waay maa ngi lay ziare di la nuyu di nuyu ñi di la rajo bi ñëpp. jërëjëf waaw. di nuyu sama mbokk kër Kajoor di ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. amiin. la jox nag nuyu Alaaji Maguette Diakhaté fii ci Mbacke ak Moustapha Bassirou si la maire Niakhène. nuyul ma ko nuyul ma Mbacke yëpp.
waaw Barthélemy. ñu ne vraiment feebar bi ñu ngi sant yàlla bu baax ndax gis nañ ni semaine bi yëpp wax dëgg yàlla mi ngi wàcc bu baax a baax nag fii ci Touba. te loolu nag dara waralu ko lu respecté gi nga xamante ni population bi ñu ngi koy commencé sentir di respecté mesures barrières yi. kon ñu leen wax rek ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax ndax gis nañ ne wax dëgg yàlla communication bi mi ngi jàll bu baax a baax ci dëkk bi. ndax depuis xalifa bi mu commencé def rek liggéey bu am solo boobu nga xamante ni toujours mi ngi koy def di wane toujours di wane rek ñu lii la ñu war a def. ma leen di daal taalibe ñu ngi ko ci rëy bu baax a baax ñoom kay Adama ba tax na daal fan yi wax dëgg yàlla feebar bi mi ngi wàcc bu baax a baax ci dëkk bi. ñu wax rek ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax beneen bi ci des. muy engagement citoyen bi nga xamante ni toujours damay dégg ministre de la santé ñu di ko wax. maa ngi dégg léegi docteur Ousmane Gueye di ko wax ak yow. bëgg naa combat bi ñu boole ci ndaw ñi nga xamante ni ñoo ne ci Touba ndax jàpp naa ni Touba plus de 160 associations ñi ngi fi ñoo xamante ni ay ndaw lañu. te ñoom seen taxawaay dafa rafet trop ci màggal Touba gi même ba ci projet l'état bi nga xamante ni mooy 50 000 lampadaires yi nga xamante ni ñi ngi koy def. Touba di ci jot wàllam fan yëpp da ngay gis ndaw ñi jël poto yooyu di jël ay pneu di ko samp ngir bañ lamp yi yàqu ko kon ndaw ñooñu nag damaa bëgg ñu intégrer leen ci xeex bi. ministre bi dafa war a même bu lépp lu muy def dafa war a fexe ba xool kuréelu ndaw yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi mu intégrer leen ci xeex bi ndax ndaw ñi ci boobu ñoo mën a porter combat yi. allo Badara. waaw maa ngi lay dégg. kon nag góorgóorlu daal ba fexe ba boole ndaw ñi bu baax a baax ci combat bi ndax ndaw ñi bu ñu xësee bokk ci combat bi rek ñoom dinañ mën a nekk ay relais ci digganteem ak population bi ba mën a jàllale message bi te jàpp naa ne ndaw yu Touba ay ndaw la yoo xamante ni yu jàmbaar lañ trop dëkk bi foo toll association yi ñu ngi ne ci dëkk bi di bale di xool li koñ bi manque ñu di ko fa def di takkaat lamp yi kon ndaw ñooñu nag jàpp naa bu fexee bu ministre bi fexee ba intégré leen ci combat bi dina nekk combat bu noble boo xamante ni dinañ ko mën a gagné bu baax a baax surtout ci màggal gi nga xamante ni ci la ñu jëm d'accord bu loolu jàllee ni ñuy félicité njiitu réew mi vraiment ndax gis na nit am na taxawaay bu am solo ci mbas mi bokk na ci président yi nga xamante ni depuis mbas mi taxaw ba na ngeen ci àddina bi bokk na ci président yi gën a ràññee ci li nga xamante ni def na ko ci way néew ci doole yi ba ci secteur artisan yi lépp daal vraiment rafetlu nañu baax taxawaay président Macky Sall ak ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr jërëjëf Abdou Thiam may ma kenn rek donte waxtu bi dab nañu may ma kenn ku mujj ci ligne bi 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Barthélemy. oui. Ray Makhtar Gassou. Gassou waaw na ngeen def. maa ngi leen di ziar bu baax. naka Cambérène nag fi ko wër. ñëpp ñu ngi fii xanaa di ziar rek xalifa bi ba Abdoulaye yàlla fi yàgg te gën a wér. amiin. ziar Serigne Mountakha mu baax mi sa Touba di ziar Serigne Mame Babacar. xalifa général des Tidiane ak mboolem xalifa bu islam. ci gàttal rek Barthélemy ñu ngi gërëm bu baax le comité local bu Cambérène. mi nga xamante ni ci wàllu Covid bi ñu ngi liggéey bu am solo barki démb. maa ngi interpellé nag DK 42 65 S. fekkee xale yi nga xam ne ñoom la ñu teg ci tali bi nee nañ kuy jaar Cambérène ñun yàlla moo yor mucc dañu ñaan yàlla nu yàlla muccal mais li nga xam ne mën nañ ko muy sol masque muy raxasu muy distanciation force fii Cambérène boo jaaree fii fekk xale yi lay wax na nga respecté ordre yooyu nga xam ñu ngi fi mënatoo ko doo fi jaar te xale yi amuñu caaxaan ci loolu dañ ci catégorique parce que aussi seen dëkk la parce que outil yëpp fi la ñuy converger kon ñuy ñaan ñi nga xam ne ñu ngi jaar Cambérène xale yi di wax ak yow ci njëkk ak teraanga pour nga takka sa masque xool fi ngay taxaw ak ni ngay def nan respecté ordre yooyu. d'accord comité local bi benn bi. fu ñu dem ci dëkk boo xam ne am na ci dëkk bi dinañ fa yóbbu sans masque ak ay gel. waxtaan ak ñoom bu demee mbooloo bi nga xamante ne dinañ def distanciation bi di res di ñaanal baax suñu sëriñ yi nga xam ne ñoo fay waxtaan ndaxte distanciation bi day rafet ni ni waxtaanee buñ paree jug dem dëj ba jeex na. beneen bi moo di li nga xamante ne moom mooy le troisième grand événement bu communauté layène muy Ngédiaga bi nga xam ne mooy am ca Malika. fomm nan ko parce que noonu lay demee ndax wàcc kaamil rek lañ fay wàccee avec un groupe restreint tout en respectant les mesures barrières. donc ñu xam ni kon laayeen li nga xam ne yëpp bañ a parce que benn contact communautaire mën na wàll 400 personnes kon jomba nañu ñoom di def ay woote mbooloo wala nangam di tout en respect lépp nag ñu ngi ko jëlee sëñ Ablaye mi jàngale muy xalifa bi ne laa darara wala diraran bul lor sa bopp te bul lore ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla jàmm sax Sénégal. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi jërë ngeen jëf gërëm mboolem ñi fi woote gërëm ñi ubbi woon waxtaan bi docteur Ousmane Gueye ak professeur Daouda Ndiaye ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd beeg rajo Futur Média noonu la nan wéy rek di respecté digley kër docteur ñu digley yaakaar naa umpatul kenn ñëpp xam nañ ko ku ne xam na la nga war a def su ko defee yàlla def nga mun mucc ci feebar bi donc yooyee ngel la waay buñ ko caaxaanee jërë ngeen jëf Barthélémy Ngom ne woon ci kàddu gi Abdou Thiam ci machine bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ci kanam équipe xalaas dina ñëw. Publicité sur RFM.
jot xaalis bu jógee France tey la gën a yombati ak Orange Money. ak Orange Money seeni mbokk yi nekk France mën nañ leen